waaw ñun amuñu fayu sénégalais parce que lii yombul Grand Théâtre bi promoteur Kandji production moo ñu ko tëgg jafe-jafe yi ñu ci am yëpp ànd na ci ak ñun ba ñu mën ko gérer remplir salle bi du challenge du woon défi parce que liggéey nañ lu ëppoon lii joué nañ pas mal de salles dem nañ ci pas mal de bërëb yàlla may ñu réussir ko kon Grand Théâtre defar ko ni tey mu réussir du dara lu dul santaat yàlla dellowaat lépp ci loxo yàlla. mais na nga dégager sa responsabilité ci Grand Théâtre bi ci sa waxin ci sa ngay waxee nii dafa mel ni bokkoo ci organisation dañ la mettre à l'écart. 5 étoiles nit mënu ci def dara te du ma ci bokk parce que 5 étoiles su amoon bopp bi moo taxaw nii parce que maag Sidi ñoo ngi àndee ci 400 000 ba fi ñu nekk nii te ci 2017 ba ci 2020 bi ñu nekk Senbuzz yàgg na ma fréquenté ak soo laajee sa collègue presse bi yëpp ñun tagguñu suñu bopp mais que sant nañ yàlla ci biñ yàlla mayee kàttan bi mu jaaralee suñu loxo ci yenn mbir yi pour que ñu mën a atteindre niveau bi kaweegul mais que atteindre nañ ko te c'est pas évident kon du ñu def lenn lu dul sant ci yàlla remercier ci pas mal de nit muy Boubacar Diallo muy Tafa Diop 37.5 muy Ousmane Faye manager Omar Pène parce que ñooñu gëmoon nañ ma ci début bi que mu mën a teg lii te tey suñ ci amee luñ neex yëpp dañ koy jëlaat ñu jëlaat ko delluwaat ko ci yàlla suñ ci amaatee luñ naqari dañ koy jëlaat ñu delluwaat ko ci yàlla parce que tey ci musique bi da nga ci am lu la neex da nga ci am lu la naqari parce que tey ci musique bi ñu nekk nañ ci am nañ ci luñ neex lu bëri am nañ ci luñ naqari lu bëri luñ naqari nag suñu artiste teguñu ko mais liñ naqari suñu liggéey moo ñu ko teg kon tey Grand Théâtre organisation Grand Théâtre man maa ngi fi 2 jours maa teg son bi ñu tracé teg lépp lu ñu war a teg kon kenn mënu ma dindi ci organisation bi man maa signé contrat bi man maa traité ak promoteur bi waaye mais nag yenn saa yi dafay am ay mbir yoo xam ne nii dafa nekkaat responsabilité boo xam ni daf may engagé man maa jël Sidi te bi ma koy jël kenn wax ma jël ko man maa ko jël yàlla may na ma samay limite fii la yem. fii la yem c'est-à-dire. sama xam-xam fii la yem parce que àdduna da ngay jokk kii jokkale la tey ñun dem nañ ba xam ne suñuy capacité ak suñuy limite ci fii la yem ci niveau bi mooy que war nañu tijji beneen chapitre ci suñu dund dem defi yeneen business pour suñu life tamit mais que Sidi rakk la te rakk lay nekk parce que rakk la njëkkoon nekk ama muy nekk manager ak artiste te dunduma loolu man alors tey mooy sama dernière prestation ak Sidi parce que li tax mooy sama dernière prestation man Baye Zane man maa décidé arrêté nekk manager Sidi Diop. lu waral loolu Baye Zane parce que xaaruñu woon lii nga ñëw annoncé sa ànd ak Sidi Diop lan moo waral décision boobu nga xam ne c'est capital ak fu mu toll nii ci aar. waaw instant nii Sidi màgg na gis na yoon bi war na jël ay responsabilités mu jël chemin mu dem man gunge naa ko ba fii te fii ma ko gunge nii fii laa mën yem parce que dama bëgg tijji beneen chapitre ci sama dund te loolu liberté la mais que du lum ma def du lum ma wax du lum ma jëf du dara mais man Baye man maa jël sama décision pour arrêter nekk manager. beneen artiste bu la woo. non pas du tout. lan moo la metti. dara méttiwu ma man nduruwuma ku am lu métti wala nduru naa la amul lu ma métti parce que man maa yor. mënu ma comprendre fu mu toll nii ci carrière am nga jékki-jékki ngeen arrêté nga am na benn motif. fi mu toll nii ñoo ngi ci sant yàlla ci yàlla am nga lii waxoon naa la ko ragal naa bi may jël tube de l'année ñun sant nañ yàlla ci yàlla am nga parce que bu dara taxul lépp lu ñu am rek ci yàlla am nga moo tax ñu am ko te fi mu toll nii ci carrière am suñ sante yàlla ba pare joué nañ ci lu mag a mag pour que ñu egsi fii kon munoo defar sa oto ba pare yàq ko munoo defar sa doom ba pare sànni ko bàyyi bi pour des raisons personnelles la pour dem defi leneen tëji beneen chapitre ci sa dund parfois dafay am waaw mais que du dara. est-ce que Sidi yëg na lii nii wala c'est la bii mooy presse bi nga ko njëkk a annoncé. non yëg na ko avant waaw yëg na ko avant parce que ñun du ñu réeroo du ma réeroo ay waajuram balaa may def benn sortie lii nii opinion publique bi dañ cee bokk parce que àdduna dafa gudd tànk te réeroo dafa gaaw mais que fi ñu jugee Malibu lañ jugee
sama première prestation ak Sidi Malibu la woon te ngan di succès la woon ñu réussir ko ci jàmm ak salaam tey sama dernière prestation ak Sidi Grand Théâtre la ñu réussir ko kon bàyyi naa ko ak contenu lu mu mën a continuer live am te ñaanal ko yàlla pour yàlla eggale ko fi mu bëgg egg loolu kase la quoi. est-ce que da ngay continuer di ko accompagner ci suuf wala da nga koy bàyyi noonu mu demal bopp. xam nga rak dafa ça veut tout dire kaa ma nekk sa mag kenn du ko wax mais yow sama mag nga ku ma def mag ma def la rak soo ma laajee conseil ma jox la ko te aw ma xam-xam wax dëgg yàlla parce que samay mag laay repéré wu pour que mën a wax parce que balaa may def dara dinaa consulter pas mal de nit mais que li tax tey ni sortie bi c'est pas méchant amul wax bu ñaaw amul jëf bu ñaaw amul naqar amul dara lii sortie bi li tax ma def ko mooy que pour wax leen ne que dara xewul jàmm kese moo xew mais bàyyi moo am beneen business bu mu gëm bëgg ko dem defi après bàyyi yoon bi parce que ay borom xam-xam ñoo ngi fi te nit day amee limite te soo amul limite dugg ci loo war a dugg di nga def loo war a def parce que xamoo loolu sa loxo jotewu fa. Grand Théâtre bi ñu fi dugg amuñu album mais sant yàlla yàlla boole na xol yi ba xol yi ànd ba mën a taxawal yenn mbir yi bi ñuy joué ci Esplanade bi amuñu album bi ñuy dem tournée européen amuñu album bi ñuy dem tournée internationale amuñu album man maa ngi fi woon te man maa ngi doon koy def ànd ci ak samay rakk ñoom tamit ñu def ci liggéey bu am solo kon ñu déggee wax ji noonu parce que tey pour te dire ni que dara xewul Sidi am na contrat ak benn promoteur bu nekk Amérique bu ñuy wax Diouf Thian en 4 avril signé nañ ko sur témoignage de Baye Mamour suñu percussionniste bi que contrat boobu moo ngi en cours ñu bàyyi ko ak moom pour mu continuer ko wala pour mu xool ak promoteur bi nan la ñuy def mais man sama contrat bii ma amoon tey biir Grand Théâtre tey fii laa mën a yem pour dem def yeneen affaires yi mais que carrière bi dafay continuer. dernière question moom ban réaction la am ba nga ko annoncé. sant yàlla réaction am sant yàlla la parce que moom xam na kan mooy Baye parce que maag Sidi ragal naa ni man 98 lañ dëkk ci koñ bi fii Sidi bi muy ñëw xale la woon tout tànk la woon rakk la mës a nekk te mësu woon ma xalaat sax dinañ dem ba liggéey parce que man maa ngi woon samay business personnel te jusqu'à présent samay business personnel moo ngi fii parce que ñun ñoo ngi fonctionner ku dëkk Guédiawaye dina xam Carrefour des Stars ñoo ngi fonctionner ci entreprise familiale boobu noonu man dama cee amoon cër bu ngand war ko doxal dama ko fa bàyyi ak famille bi ñëw ne may leen ma dem am jàppale sama benn rakk parce que amoon nañ notion tuuti ci musique bi entreprise bi suñ ma soxlawaatee damay obligé ma dem parce que loolu entreprise familiale la te ñun ay xale lañ te dañoo am ay kilifa te sunu kilifa yi mooy sunu mag. est-ce que jéemu la téye tamit. su sañoon du mën nekk mais tàqalikoowuñu parce que man deewuma moom deewul te ñoo dëkk ci benn kër yàlla na ko yàlla may carrière am mu eggale ko ci jàmm ak salaam man ci li may tijji ji nii ci li may nekk ji yàlla may ma eggale ko ci jàmm ak salaam.